voilà donc ñu jàll ci rapidement aujourd'hui c'est le 29 juillet donc dañ koy dooree ak 29 juillet bu atum 1849 si la woon consécration monseigneur Aloïs Cobès bu église bu Saint-Charles Borromée ba nga xamante ne moom moo nekk ca diwaanu Gorée en 1860 ci la tukkuleur yi daal di lajj ci xeex boo xamante ne doxoon na ci seen diggante ak troupe coloniale yi nga xamante ne français yi ñoom ñoo ko nekkoon ca biir ca loolee nag ñoom ñi lee daal di yàqate village yu ci mel ni Mbolo Ali Sidi bu Mbolo Alkati ak Jaba ak Mawundu ak bi lee nga xamante ni moo di Orfondo donc tubaab yi ñoo teg li ni mel suñu maam yooyu le et puis en 1981 ci la liberté de presse daal di tàmbalee law ci étendue territoire yu bari bokkoon na ci colonie française yu bari également bokkoon na ci également bu réewum Sénégal donc en 1800 plutôt 81 ci la liberté de la presse daal di tombeli law fii ci réewum Sénégal le 29 juillet 1966 ci la ñu daal di créé daal di sos kon li nga xamante ni moo di loterie nationale bu Sénégal ki nga xamante ne nag moom moo ko créé woon di ab doomu France doon wuyu ci turu Jean-Luc Défé ginnaaw bi mu ko defee nag ñu daal di ay at donc c'était en 1987 plus précis pour être plus précise le 23 décembre ci la ñu jël ndogal ci leen dañ koy def société nationale moom LONASE bile ci loi boobu la nga xamante ne kon ñu ngi ko xaatimoon ca bés boobee en 1969 29 juillet toujours ci la ñu ubbi ci diwaanu Ndakaaru Njaay ab congrès boo xamante ne ñi ko ŋànkoon moo di syndicat des enseignants du Sénégal ca loolee nag ñoom ñi leen ñu daal di fal ki nga xamante ne moom moo di professeur Iba Der Thiam mu daal di nekk seen secrétaire général en 1992 ci diwaanu Ndakaaru Njaay ki lee di Caroline Diop daal di génn àdduna naka ci fàttali moom moo nekkoon jigéen bu njëkk sénégalaise boo xamante ne dañu ko fal mu nekk député daal di koy def itam par la suite jëwrin maanaam ministre ci gouvernement bi ñu daal di koy jébbal boromam fële ca diwaanu Mbour alors dañu koy jeexalee ak wàllum lamb ce qui s'est passé en 2007 ci ki nga xamante ni moo di Balla Gaye 2 ci la daan ki lee di Issa Pouye donc c'était le 29 juillet 2007 donc lii moo fi nekkoon ay éphéméride yoo xamante ne ñeel nañu 29 juillet di leen di jox dig daje demain pour yi nga xamante ne moom mooy ñeel bésu ëllëg bi daal di ñëw ànd ak Mamou Diaby Gassama ci rubrique économie voilà Mamou dafay xaar ba ci kanam dañuy ñëw ànd ak kon Abdou Khoudous Diallo ci rubrique immobilier. voilà donc immobilier ñu ànd ci ak ki nga xamante ni moo di Abdou Khoudous Diallo sa invité yegsi na ci plateau bi moom du koo xamante ne sax dañu koy présenter téléspectateurs yi parce que min nañu ko dañu koy juste dalal daal di koy nuyuwaat. maa ngi leen di fay ñaan lii ñu fi indi tey ñu fas ko yéene waxtaanee. yal na nekk njëriñu Sénégal. amiin amiin te di leen remercier aussi ci émission bi confiance bi ngeen am à tout instant di ma invité pour que may ñëw di joxe. seddu ñun ñoo lay jaajëfal bu baax donc ñu gis Khoudous dégâts yi nga xamante ne taw bu njëkk bi def na ko. surtout am na Dakar am na dans les autres régions du Sénégal. mais jàpp naa ni Ibrahima Anne yow nga xamante ne professeur nga te it nga jàngale lépp li nga xamante ne lu jëm ci wàllum génie civil est-ce que du quelque part bu ñu jëlee le cas de Dakar spécifique il y a pas un problème d'assainissement. jërëjëf Khoudous d'abord il faut ñu jéem a xam ni le problème du Sénégal actuellement ni fi ñu toll nii. mooy assainissement te buñ ko réglé wul dana dem ba nga xamante ni dina influence économiquement si dundu nit ki assainissement boo dégg ñu koy wax dafa am lu ñuy wax déchets solides ak déchets liquides et te tey jii li nga xamante ni mooy déchets liquides yi maanaam lu ñuy wax assainissement liquide dafa am ñaari pàcc muy benn bi muy wàllu ndox yi nga xam mooy jóge ci kër yi ak gaanuwaay yooyu yëpp beneen bi muy loo xamante ni mooy ndoxu taw yi et tey loolu la ñuy wax loolu lañ fas yéene waxtaanee muy assainissement EPP muy eau pluviale. tey ji boo xoolee
jamono yu mujj yi bu njëkk ba amoon na maanaam sécheresse ñu koy waxati maral boo xamante ni dafa tombé woon nab yëpp wàcc ba nga xamante ni fépp foo xamante ni dëkkuwaay la woon te dëkku ndox la woon yëpp dafa mujj séché nit ñi nag am na ñoo xamante ni xamuñu si bi mu amee maral si àll bi nit ñi daw si dugg si mu am côté yoo xamante ni dañ fa dëkk te ndox mi moo fa nekkoon si beneen côté bi muy wàllu Ndakaaru bu ngeen xoolee si suñuy jàngat Médina marigot la woon Médina marigot la woon mais li mu doon marigot toll na foo xamante ni tubaab bi defar nañ ko si xam-xam boo xamante ni moo tax nit ñi war fa nit ñi dëkk. parce que justement boo jëlee le cas de Médina lotissement bi fa am ak boo jëlee par exemple dans d'autres quartiers de Dakar c'est pas la même chose doo dégg Médina inondation nangam parce que c'est tellement bien ordonné mais bu ñu jël le cas par exemple ñu dem Rufisque wala banlieue Dakar nga xamante ne bu tawee tuuti rek xaw ma ndax c'est la façon dont dañoo tabax kër yi wala. xam nga li ñuy wax urbanisation dafa am te loolu am solo la si dëkk maanaam boo amul benn plan d'urbanisme et d'aménagement du territoire bu baax si yii lay mujjee maanaam si coono lay mujjee ndax plan d'aménagement du territoire gis-gis la boo xamante ni yow da nga naan nit ñi dëkk nañu ñi jote dëkk tuuti lañu mais ñi buñ leen seetaan dina am jamono boo xamante ni danañ toll nombre boo xamante ni dina ëpp te bu ñu tolloo yenn nombre yi da nga war a préparer li nga xamante ni seen nekkin lay dooni ëllëg si 25 ans si 35 ans loolu boo ko préparé boo ko defee sa vision léegi nag urbanisme bi moom moo koy mettre en jeu maanaam li nga xamante ni moom mooy ay infrastructures yi nga war a defar ni nga war a tabaxee dëkk yi ba nga xamante ni lépp loo xamante ni dafa war a ñëw après dina fekk maanaam la fa war a nekk fa bu dee école yi mu leen la ñii danaan soxla ji école nga def ko fa bu dee nu mu tuddati hôpital nga def ko fa mais yooyu yëpp dafay am fu muy tënku pour nga def ko muy espace bi aujourd'hui espace bi dafa am nu mu bindoo muy si relief bi am na zone yoo xamante ni tey jii nit ñi ñu ngi fa dëkk mais normalement am na lu ñuy wax zone non aedificandi maanaam zone yoo xamante ni kenn waru fa dëkk ndax lu tax waruñu fa dëkk bi jiitu mooy am na lu ñuy wax géotechnique mooy maanaam jàngat bi nga xam moom la ñuy jàngat si suuf si am na suuf yoo xamante ni attanul yenn tabax yi am na suuf yoo xamante ni foo ko fekk dafay tooy te gis nga li ñuy wax ni ennemi bi gën a rëy mooy ndox si bâtiment yi que si infrastructure. kon défaut de construction moom mooy gën a entraîner inondation bi par exemple à Dakar. non waxaguma loolu dama si door mais am na yeneen facteur surtout su may wax si cadre Sénégal yëpp laay wax mooy ni nit ki bu fekkee ni par exemple dafa dëkkuwaay boobu am na nombre bu mu indi nombre boobu dafa am noo koy calculer en termes de population boobu kenn ku si nekk di nga naan ndox di nga génne ndox kenn ku nekk di nga am foo nga xamante ni da nga fa dëkk kenn ku nekk fa nga dëkk am na foo xamante ni maanaam daan na jël ndox te jëlatul ndox léegi nag yooyu yëpp boo ko seetloo nga war a calculer seet ni bassin versal li wax bassin versal boo ko xoolee mooy lu toll nag biir Dakar boo seetloo nga dem pat la def ñëw si Gueule Tapée nga ñëw côté point E dem si kaw yooyu yëpp ay Sicap yëpp wàcc si côté Fass bi boo xoolee ñaar yi nga xamante ni moom foofu nga lay ndox mi di daje ñu koy wax ligne de Talwet foofu lañ def canal 4 bi mooy yu jógee Fass yu jógee Gueule Tapée mais yu jógee waaw Fass yu jógee point E mais am na yeneen ndox yoo xamante ni si Gueule Tapée bi la ak nu mu tuddati si kaw côté Rebeuss affaire yooyu mais foofu lañ def canal 4 bi li problème Dakar mooy problème mu dimensionnement boobu am na si ñaareel bi problème mu nit ki maanaam bu fekkee ni dañ la defal ay jumtuwaay am na noo war a taxawee xam ne lii du pour sotti mbalit. mais jumtuwaay yooyu ngay wax sax bu ñuy jël par exemple le cas du TER train express bi am na ñi nga xamante ne ñu dëkk Rufisque jàpp nañu ni train bi daanaka comme liggéey bi ba léegi pareegul dana leen lor lool bu fekkente ne taw bi am na doole. xam nga si wàll yoon ak si code de la construction si code de l'urbanisme si code de nu mu tuddati de l'environnement am na lu bëri loo xam ne dañ ko wax si wàllu dëkkin ak taxaw nu mu tuddati tabax dañ la wax ne la su fekkee ni projet yu mag yi la
balaa nga koy def am na li ñuy wax étude d'impact environnemental et social. tey jii boo xoolee ni nga xam moom lay nit ñi di yooxoo daf lay lenn loolu ni mu war a demee demewu ko beneen bi si des si sama jàngat si spécialité bi ma nekk muy topographie bu nu seetloo dañ la wax tali dafay assainir luy assainir kay dafay nekk si suuf ndox yi dem fa mais boo xoolee tey tali yëpp da nga ko def si kaw autoroute à péage bi li mu def si dégâts kenn xamul lu mu toll ndax am na lu ñuy wax bassin versant maa koy expliqué léegi ndox yu bëri yoo xamante ni am na direction bu mu jëm yow nga jël autoroute à péage bi nga dagg ko complètement te balaa nga koy dagg préparé wu loo xamante ni ndox yi jóge si beneen côté bi calculé woo ko pour xam ni ñii ndox yi dafa war a dem parce que ndox heure boo daggee yoonam dina jëmoo fu mu jaar su gisul fu mu jaar dina fi gën a suuf mu dem taxaw tey jii ni ñu defaree autoroute à péage bi loolu moo tax tey jii boo demee côté Kër Mbay Fall côté Tivaouane Diacksao côté Fass Mbao yooyu yëpp actuellement di am ay problème inondation boo xoolee la même chose ci infrastructure bi terre bi boo xoolee ñu ngi koy yëkkati ba nga xamante ni tey jii boo seetloo man finalement damay toog sama xol dafay jeex xam nga tax sama xol dafay jeex parce que tubaab bi ni nga xam moom la ñuy tabax fii ak ni ñu koy tabaxee ñemewu ko def seen réew parce que tey jii ñoom lan moo leen intéressé li nga xamante ni moom la ñuy wutee xaalis nan ko sàmm ba nga xamante ni day kawe kawe goo xamante ni li ñu siy jël si alal du jël ko dem seen yoon li si def seen yoon nekkut si et normalement li war a primer mooy la vie des populations terre bi aujourd'hui nin ko tegee ak fan ko teg benn sur le plan mobilité maanaam nit ñi déplacé tuñu te loolu dafay am lu muy joué si économie réew mi yu benn ñaareel bi nan ko tegee ak nan koy yëkkatee ba mu kawe sut kër yi fépp foo xamante ni maanaam dafa daan jël ndox muy duggatul ñaareel bi ñetteel bi ñu dagg bassin versant bi beneen bi si des kër yi nekk si suuf actuellement nii day soo commencé ne day soo commencé mais bu ñu demee bi si biir di ngeen gis si côté Rufisque ak fépp foo xamante ni terre bi romb na fa si problème inondation loo xamante ni dina jéggi dayoo. Et je pense que ça commence déjà ci terre boo xam ne pour l'instant ça sert à rien du tout mais man j'ai l'impression que maa tey wala lajjiteef dafa am parce que vu milliards plutôt yi nga xamante ne moom lañ def ci projet yooyu waroon nañu peut-être au préalable ñu saytu yan conséquences la war a am ak déjà nan la ñuy def ba éviter ko bu ko defee après parce que déjà que muy terre bi que muy autoroute bi et cetera ça nous coûte des milliards yoo xamante ne bor bi ba léegi jeexagul après ñu am yeneen milliards yoo xamante ne nar nañu ko utiliser chaque année pour di réparer dégâts yi nga xamante ne ñoom ñoo ko causé ça pose problème un peu. xam nga déjà man balaa may dem foofu dama dem ci benn côté pour inondation yi mais par exemple boo demee biir Dakar heure bu tawee nga may yëgg fa ba pare. bu tawee tey jii. boo xoolee temps de concentration bi nga xamante ni moom lay ndox mi di def dafay yàgg loolu li ko waral mooy aussi gis nga bi ñuy soog a dëkk dafa am nombre de population bi fa dëkkoon si loolu la ñu dimensionné ba def réseau bi muy dem mais tey jii fépp foo gisoon kër goo xamante ni këru suuf la woon léegi nekk na këru immeuble boo xamante ni ay 10 étages ay 5 étages te bu daan bu fekkoon da nga ko dimensionné woon si cadre boo xamante ni dañu wax ni kër gi këru suuf la ñaar fukki nit lu mun bëri mën nañ fi dëkk kon si ñaar fukki nit yooyu dimensionné ko yow kër googu nga ñëw yokk fa lu mat ñaar fukki yi nga multiplier ko par 4 wala par 5 loolu liy génn si ndox te fekk li dimensionné woon réseau yi àndul bu boobaa loolu mooy créer benn goulot d'étranglement boo xamante ni ndox yi bu wàccee au lieu mu dem léegi dafay gën a génn si kaw kii lay génn donc aujourd'hui il urge que ñu reprendre encore ñu xoolaat le réseau de Dakar reprendre ko yokk diamètre pour que problème yi nga xam ne nii dund actuellement parce que dund ko koy dund rek uniquement si nawet mais bu ngeen xoolee tey jii demal côté Médina ak yeneen côté yi même bu dul nawet boo yegsee yaa ngi gis ndoxu ONAS ñu ngi génn si suuf loolu problème dimensionnement la tey actuellement nii li nga xam te moom la ñuy def ay milliards si yeneen buñ ko deful si problème assainissement danañ dem ba foo xamante comme ni ma ko waxee nit ñi bâtiment yi danañ yàqu nit ñi danañ feebar seen dund dootul yàgg nit ñi seen alal ju ñu am dana dem te bu boobaa dafay nekk perte bu rëy si économie te yooyu boo gisee nit ñi duñ koy def xam nga assainissement dañ koy suul te ñiy jiite li ñuy bëgg liggéey loo xamante ni dañ koy gis ñu teg ci seen bët pour ëllëg ñu mën leen fal mais xalaatuñu ni loolu nga xamante ni liggéeyuñ ko mu nekk loo xamante ni yàq-yàq lay doon ëllëg dina leen yàqal loo xamante ni
duñ ko mën a dabu seen adduna. beneen bi si des milliards yi ñu def ñu ngi wax ni toujours gis nga projet da nga koy mûrir gis nga étude d'impact environnemental et social c'est pas pour rien ñu wax ko. te loolu lu ñu fonk la en Europe mais suñu code bi aussi liñ si def dañ ko fonk parce que dañ la wax ni la bu fekkee da ngay defaral dara nit war nga ko woo mu xam ni nga koy defaral lan la. puisque am na état am na ay services am na ñu fay liggéey mais am na ñeneen ñoo xamante ni formé na leen te nekkuñ ci état am na ñoo xamante ni nekkuñ ci état nekkuñ ci privé mais ñu ngi nekk ci gox yi te am lu ñuy dund loo xamante ni ñoom seen xam-xam boobu mën na am lu ci génne parce que gis nga conception du rek ka jàng moom nga war a jël xelam. am na ku jàngul yàgg gis ndax fu muy jaar. am na koo xamante ni dëkk gu yàgg. moo tax mu xam mu jéem yu bëri dem na ba mujj gi mu xalaat di ko xalaatal boppam ba trouver ci solution boo xamante ni yow mi jàng xëy na boo ko raakul ci bopp di nga mën a jël li nga xam ne moom la am ci xam-xam ci loolu nga boole ko ni ngay def ngay mën a soogay def say conception. mais aujourd'hui boo seetloo man je me sens très mal que par exemple ñu am li nga xam ne dañ koy def te mu nekk sama spécialité ñu koy liggéey ci par exemple entreprise yi muy réussir ñu ñëw di ko liggéey sama gox mu leer ma ni lii ñu koy liggéeyee baaxul. et en ce moment-là loolu nekk loo xamante ni moom moo am ci réew mi maanaam les véritables acteurs bu ñuy def ay projets en général duñ leen boole ci li nga xam moom la ñuy def maanaam les techniciens dañuy ñëw li leen intéressé mooy bi njiitu jox nañ ma lii pour ma ñëw taxawu ko donc il faut absolument ma réussir loolu mais impact bi muy am ci nit ñi xalaatuñ ko et aujourd'hui état moom moo war a taxaw ci loolu jël ay responsabilités parce que gis nga lii buñ ci jógul dina toll foo xamante ni si wàllu dëkkuwaay dina bëri ñoo xamante fan dëkk dana fa tukk. man xam nga man laa bëgg a déglu naa ko bu baax. waaw tey nag xanaa man responsabilité bi kan la c'est la politique bu nguur gi ci wàllu woowu. wala yow d'accord ci. moom laay wax dama ni. lépp loolu ma d'accord nga ci wala d'accord ci. d'accord naa si. ah voilà noonu la non il faut que ñu wax loo xam ne moo kii. d'orientation politique non les orientations moom moo baaxul. parce que xam nga lii muy wax nii dafa leer ba nga xam ne bu tawee dëkk bi kenn dootu ko xam ne. bon ba dee am na ci ay villes yoo xam ne fii Sénégal fii Ndakaaru dégg nga bu tawee moom maa nga day taal parce que dégg nga ndox yi dootul dem. su doon sax ndox taw bi kese mais ndox ji ball ci foofu et puis ñoom ñooy ñëw ànd ak xam nga loolu dafay laal sax santé population bi foofu lay toog ñu koy xulli di koy xool oto yi di ci aw xale yi di ci xam nga loolu yëpp muy indi maladie donc ce qui veut dire foofu responsabilité wu état ci politique sanitaire am ak ci politique ci wàllu construction assainissement kon nag le problème xam nañu waxante dëgg rek ñun ñi ñu jiite ñoom ñoo deful dara ñooñu jàppalewul ñun dañ leen di fal ñoom ñu toog fi te defuñu fi dara loolu mooy problème bi. man li ma bëgg a wax mooy comme li Cheikh Tidiane Gomis wax. xam nga dañuy ne proverbe bi dañuy ne. après la pluie c'est le beau temps mais ici à Dakar après la pluie c'est le sale waaw xam nga rek pocco la saleté bi tout ça mu doon luy doy waar mais aussi mun nañ ne. bu ñu nee état du ñu ne état bu nekk jamono ji maanaam yàgg na depuis jamono Senghor ba tey jii nii ndaxte état continuité la mun nañ nekkoon suñu autorité commencé ko après indépendance ba tey jii jotul def liggéey ba nga xamante ne mooy tax Sénégal mu mun a avancer mooy tax aussi Sénégal ñu mun a def liggéey yu mucc ayib ndaxte sànq yaa ngi doon ne. am na la nga xamante ne dañ ko nemmeeku mooy tout le temps liggéey gi dañ koy jox ña nga xamante ne peut-être bitim réew maanaam réew tugal yi la ñuy jóge ñëw fi def seen liggéey et puis tout le temps dañu ne aussi ñun fii Sénégal liggéey gi buñ ko joxee buñ ko joxee ña nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk dañuy sabotage dañuy def léegi ñu daal di ko jox aussi réew tugal yi ñooñu aussi bu ñuy def lu leen neex def yëfu maa tey finalement je pense que ñun ñoo mérité la nga xamante ne moom la ñuy dund jamono ji xam nga dafa am loo xamante il faut que ñu taxaw ci tuuti ndax tey jii heure boo waxee ni lay wax dañ naan la entreprise sénégalaise yi amuñu moyen pour liggéey yenn yi et pourtant ñooñu ñuy wax ni amuñu possibilité pour liggéey ko mais boo demee en Afrique de l'Ouest partout ñoom ñoo ko liggéey
demal Gabon. demal Cap-Vert. demal nu mu tuddati Afrique centrale. mais partout sénégalais ñoo ko liggéey Gambie gii ñu jege ñan ñoo ko liggéey sénégalais ñoo ko liggéey. et pour dire que am na si loo xamante ni c'est la responsabilité de l'État. voilà c'est la responsabilité de l'État. puisque tey jii am na loo xamante ni bu fekkoon ne par exemple parce que li muy jur xam nga boo xoolee bu njëkk ba suñu entreprise yi bu ñu daan dem di liggéey mais dañ daan dugal devise alal ji day dugg si réew mi puisque bu ñuy demee Sénégalais yëpp dañuy dem dañuy liggéey lan fa am Sénégal lañ koy jaayee entreprise yi seen bénéfice luñ si am Sénégal lañ koy indi mais tey jii boo xoolee li daan am au temps de Senghor au temps de Diouf nga xam les présidents bu daan tukki dañ daan ñëw xool le patronat sénégalais àndandoog ñoom balaa ñuy dem nag patronat bi ñooy jëkk dem xool li nga xam mën nañ ko am foofu jéem a fexe le ministère des affaires étrangères am lu mu si dox buñ si paree le président organisé benn visite ñu dem li nga xam ne def si të président bi teg loxoom mu dem mais aujourd'hui boo xoolee loolu amoon si ñun ñu ko doon def di ko indi léegi c'est le contraire moom moo am maanaam tubaab yi ñëw jël quelques sénégalais jël benn ingénieur lañ fi jël ñu si def ay ouvrier la mais même li nga xam moom la ñuy liggéeyee muy matière première bi en général Europe lay jógee bu jógee Europe ñëw li nga xamante ni mooy suñuy entreprise yoo xam ñoo doon liggéey matière boobu dootul liggéeyati. c'est dommage et puis ñu ngi subir conséquences yi malheureusement waxtu bi moom moo ñu faj donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. c'est dommage mais bon yoon yemul ci benn. yoon yemul ci benn et l'essentiel li ouverture la. voilà c'est pour ça. rek dégager ay pistes yoo xamante ne war nañ ci mën a xalaat. absolument incha allah rabbi bu ñu kii dañu ñëw ci solution. incha allah non yow da ngay ñëwaat. incha allah c'est pertinent parce que c'est ça dénoncer li am. am na ñoo xam ne dañuy ñëw ci plateau yi du ñu wax li am. yow wax nga li am c'est vrai. c'est ça wax nga li am. état la est responsable de tout. coach. waaw sport. Khodos merci. merci beaucoup. d'accord. Chanty. ñu yeggali casting bi après. inchallah d'accord ñu ngi koy remercier bu baax a baax moom Abdou Khoudous Diallo di ko jox rendez-vous semaine prochaine inchallah ñu ñëw maintenant ànd ak Charles ñu ànd ak Cheikh Tidiane Gomis ci rubrique sport. man de xam naa ne